ma demee waalo dem naa ba Daganaay fekk fu góor gi Ablaay Gey Joora suñu maam ñaanal na ma waalo yeewa ma demee waalo mbokk ak xarit yi bàyyi xel seen chaîne leader Coumba Lamb TV asalaamaaleykum seen doom seen xarit Sista Marema moo dellu si waat ak yéen si seen émission référence et modèle tey nag ñoo ngi fii ci Dagana dëkku le ministre Oumar Sarr fas yéene jël kenn ci ñi nga xamante ne nii ñoom lay àndal tey nag suñu référence et modèle di première adjointe au maire di wuyoo nag surtout Madame Anta Diop Niang xanaa rek ñu bàyyi ko ak kàddu bi mu présenté wu wax leen moom mooy kan waaye nag émission bi du ci wéet benn yoon ndax dina ci ànd ak sëram Mané Diop. asalaamaaleykum waa Coumba Lamb TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalal ci commune de Dagana man la madame Ndiaye Anta Diop Niang di première adjointe au maire de la commune de Dagana. nekk ak suñu leader le ministre d'État monsieur Oumar Sarr ministre des mines et de la géologie. lan mën nga ñu ñëwal ci madame le maire Anta Diop Niang digganteem ak Oumar Sarr naka la juddoo. waaw soxna Marème soo may laaj sama diggante ak Oumar Sarr dama ci sawar trop parce que dañu ñëw en 95 Oumar jógee bitim réew ñëw fii. ñëw ni dañu bëgg ñu def la politique autrement fexe ba jeunes yi intéressé wu à la politique ñu def benn politique de développement ci noonu ci la ñu ñëwee en relation avec le PDS ñun ñu ñëw taxawal fi le mouvement taxaw soppi Dagana donc man ma dirigé woon ko amee jigéen ñi au niveau de Dagana man ak Pape Fall. Y avait une dame Koumba Diop ak Saybatou Yaga nekk au niveau de Dakar donc ci loolu la juddu ñu ànd ak suñu ay mag ànd suñu ay rakk àndandoo gëm ni mën nañu changer les choses yàlla defal nu sutura en 96 novembre 96 ñu def élection locale yàlla defal nu ci sutura ñu gagné ces élections là. te depuis boobu ba léegi yaa ngi ànd ak le ministre maire monsieur Oumar Sarr. ànd bi dara soppeeku si dara changé wu ci waaye tamit nga ànd ak moom ànd boo xamante ne ni ànd bu sincère la. waaw loolu damay wax toujours naan nit ki lépp lu muy def na doon lu mu gëm et Oumar dañu bokk objectif suñu objectif ñëwuma woon pour Oumar Sarr en tant que tel parce que Oumar sama nijaay sama jëkkër la sama xarit la mais loolu liyeewuñu woon. li ñu lié woon c'était le développement de Dagana donc ci loolu ñu cheminando gëm ni tout simplement war nañu mën a changer xar kanamu dëkk bi gëm ni war nañu mën a développer dëkk bi ñu àndandoo ci kon nag nit ki soo àndandeek moom ngeen ni lii kat war nañ koo mën a changer gisuma dara loo xamante ni war na ci mën a soppeeku bu fekkoon ni dafa di àndandoo intérêt suñu demee ba gisatuñ ci intérêt dañu dem suñu yoon. mais dañu bokk li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg mooy fexe ba développement Dagana tegu ci yoon et ci lancé boobu ñu ko ciy gërëm di ko ci sant parce que def na ci lu mu mën ak lu mu mënul ñun itam comme que mënuñu andi xanaa au moins war nañu mën a jàpp parce que domp sax ci sat la bokk. waaw domp sax si sat la bokk foofu la ñuy yëkkatee suñu kàddu ndax nag borom sareet bi sax wax nañ ko. te ñëpp benn kàddu gi la ñu wax waaye tamit ñëpp benn kàddu gi la ñu wax ci yow ne Oumar Sarr du fi nekk tout le temps mais ñoom sant duñ ko yëg parce que madame la maire fépp la leen di taxaw. waaw kooku c'est tout à fait normal man damay am habitude di wax naan ñun mayuñu suñu bopp yàlla suñu borom moo ñu may mais dafa am fu mu ko jaarale fi mu ko jaarale mooy doomu aadama yi doomu aadama yooyu nag mënuñu joxe seen doole joxe seen xel joxe seen lépp ngir yàlla ak sa jëmm nga ñëw li nga waxante woon ak ñoom nga yéeg au sommet rek fàtte ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci base bi donc loolu moo tax relation bi ma am ak ñoom mu nekk une relation de proximité boo xamante ni lu ñu gëm la parce que dañ ni
ñun kat lii la ñu waxoon ak askan wi kon war nañu mën a dem ci biir askan wi dundandoog ñoom li nga xamante ni moom la ñu war a dund ak ñoom ñaan nag suñu leader yàlla jox ko loo xamante ni daf koy wàcc si ñu mën a ànd ak ñoom bokk ko. ndax mën nga ñu wax lan mooy sa secret ndax nag waa dëkk bi koo wax mu ne la demal ci madame la maire ndax modestie à part waaye tamit gentillesse à part bu fii même boo demee këram amul gardien amul lenn heure boo ko fëggee moom daf lay wuyu. waaw loolu nag dañ koy sant suñu borom parce que xëy na mayu yàlla la yàlla dafa dogal ñun ñu juddoo ci biir daara ñu yaru ndongo daara donc man damay wax naan ministre ak gardien bi comme ni nga ko waxee ñëpp yam ci man parce que ñëpp doomu aadama kese lañu. donc mënuma comprendre ma traiter un ministre un directeur de cette manière jël ki nga xamante ni mu yàlla ak bakkanam moo tax ma egg fi ma yegg ma jël ko di ko traiter d'une autre manière donc bokkul sax ci lu doomu aadama war a relation bu mu war a mën a am ak beneen moroomu doomu aadama. xanaa rek ñu bàyyi la nag nga wax ñu li nga xamante ne ni mooy sa bilan ci mairie bu Dagana comme que foofu nga féete. waaw loolu moom bu leen mag ci laaj dama ci am mbégte lool parce que xëy na en 96 bi ñuy ñëw fekk na suñu ay papa ak suñu ay yaay ñoo fi nekkoon mais ñun dañ ni la politique autrement et gis nañ ni bare woon na loo xamante ni ñàkk na au niveau de cette ville là et ci loolu nag la ñu xare suñu tànk tubéy ni comme que ñun ñoo dikk askan wi ne leen dañu bëgg Dagana changer donc war nañu mën a dox ci changement boobu et boo xoolee biir dëkk bi bare na loo xamante ni amu fi woon et tey ñun 25 projets la ñu dige woon ak askan wi ci 25 yi yaakaar naa bu 25 yi yëpp matul 23 yi au moins alhamdulilah rabbil alamin parce que tey boo xoolee écoles yi ñu ngi ko fekk ci 6 écoles on est à 12 écoles primaires 5 écoles préscolaires am nañu ñaari CM maintenant parce que benn Alpha Mayoro moo fi nekkoon actuellement ñi ngi nekk ci ñaari CM muy Maxasar ak Alpha Mayoro ak aussi un lycée moderne boo xamante ni lycée Abdoulaye Wade ñi ngi ko réalisé à coût de 1,3 milliard gis nañ ni tey le fort Faidherbe bi fexe nañu ba réhabilité ko tey boo duggee fort ba am na leneen loo beneen xar kanam boo xamante ni am na ko gis nga esplanade bi nuñ ko liggéeyee mu nekk place di Waalo nekk place bu ñëpp soxla gis nga aussi ndate yàlla gis nga ni même nuñ koy waxee hôpital poste de santé am na beneen bu ñuy tuddee 45 avec nos partenaires du conseil général du Nord loolu lañ ko fi amee donc stade municipal stade Samba Goumel moo fi nekkoon mais Oumar ci suturaam fexe na ba ñu am benn stade omnisport boo xam ne Richard Toll bi nga xamante ni ville industrielle la sax amu ko donc dugalaat aussi ay projecteurs ci biir loolu mu nekk loo xamante ni du fond bu mairie bi am mais moom day daw di wuti centre polyvalent baa ngi nii gis nañu yaa benn complexe frigorifique bi ñu fi def service d'hygiène bu bees tàq benn brigade lañ fi tabax donc et la liste n'est pas exhaustive centre de formation bi en 2002 aussi gisoon nañu ndaw ñi des fois dañu dem ba niveau BFM am problème fexe nañu ba am na benn centre de formation bu fi nekk donc ci loolu daal ñi ngi jëmmentu suñu kéemti lay kàttan bien que xam nañ ni ressource commune bi barewul bërki démb gis nga distinction bi ci maire champion yi 4 lañu bi ñuy primé au niveau de Richard Toll avec le réseau Siggil Jigéen ci li nga xamante ni ñu ngi koy def au niveau de la santé et mu nekk loo xamante ni dañ koy bokk ak askan wi yëpp donc soxna Marème xëy na suñu yéene ëpp na loolu ndax tey bu doon suñu sago ñu am budget bi Richard Toll am budget bi Dakar am mais xeebuñu lu ñu yor parce que lépp lu ñu jotaat ci budget rek delloowaat nañ ko ci biir askan woowu. macha allah kaddu yi am na solo ñu dellu si rek ci suñu biir émission référence et modèle comme ni ñu koy waxee nga nekk nag koo xamante ne ni ne nga doomu daara la
waaye tamit nga nekk koo xamante ne ni femme bu brave la naka ngay boolee li nga xamante ne ni mooy sa liggéey ak sa foyer. waaw alhamdulilah dañu sant yàlla rek parce que yàlla dogal na ñu am ay borom kër boo xamante ni ku ñu yërëm la et ku ñu comprendre la aussi et njaboot gi aussi comprendre nañ la ci benn côté man damay wax naan ndongo daara la liggéey ci biti warul tere ma téye sama foyer parce que ci biir sama néegu sëy dama naan Baay Faal la donc waruma nangu ni egg naa ci yenn statut yi am na beneen comportement bu ma war a mën a am comportement bi ndongo daara jigéen war a am ci wetu borom këram rek loolu laay jéem sama kéemti laay kattan pour fexe ba matale loolu. macha allah yal na la yàlla jàppale xanaa rek nga ñëwal ñu en résumé ci li nga xamante ne nii moo fi xew barki démb ak waa doomu Dagana yi ni ñu leen taxawoo ci l'arrivée du maire nga ñëwal ñu si tuuti en résumé wax ñu sa mot de la fin. waaw soxna Marème lu dul di gërëm di sant askanu Waalo yëpp lay wax parce que suñu bopp rek la ñu defal li may wax naan defaluñu Oumar Sarr suñu bopp la ñu defal parce que nag Oumar lu mu am Waalo la ko jëmee kon lépp loo xamante ni daf koy dooleel ñun dañ ci war a mën a taxaw te Waalo yëpp war ci taxaw et loolu wane nañ ko parce que li may wax moom ñëpp ñoo bokk mais nag dafa am benn différence bu ndaw rek bu ci nekk mooy yëg-yëg bi mu am ci doomu aadama yi loolu la ko askan wi delloo si waat donc di sant yàlla rek di remercier waat encore une fois duma doy ci di leen remercier population Waalo yëpp dañu takko nekk benn pour jàppale ko parce que xam nañu bu yeggee au sommet Dagana gis ci boppam Waalo yëpp gis ci seen bopp kon dañu ñaan yàlla rek yal na ko yàlla dolli sutura bi lépp lu mu yéene yal na yàlla jox ko lu ëpp njortam ba ñun ñëpp ñu mën ko bokk di remercier aussi sama rakk ji avant muy jël kàddu parce que moom itam dafa nekk présidente benn mouvement ñoom itam ñu àndandoo di ci yëngu ñun ñëpp muy def si ak sotti ci parce que bërki dem ba gis nga ni maak moom ñoo dend man dama dem kaw Dagana ci base bi ñoom ñu des fii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn objectif la ñu am la réussite de Oumar Sarr la réussite de cette ville di ñaan yàlla rek yal na yàlla boole ñu jàppale merci beaucoup. mbokk ak xarit yi bàyyi xel seen chaîne leader Coumba Lamb TV ñoo ngi leen di fàttali ne ba léegi yéen a ngi seen émission référence et modèle xanaa rek ñu daal di dalal ki nga xamante ne ni moom mooy madame Mané Diop di présidente mouvement Seni Meng jàppale Oumar Sarr fii ci Dagana. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi nuyu waa Coumba Lamb TV man maa ngi tudd Mané Diop dëkk fii Dagana yor mouvement bi ñuy wax mouvement Seni Meng jàppale Oumar Sarr te Oumar Sarr rek tax ñoo jóg ak suñu mouvement. madame Diop gannaaw bi nga xamante ne nii ñëw nañ fii ci Dagana ñu for ci wéewu béy ni pendant plusieurs années nekkoo woon Dagana mais nga ñëw biir Dagana Oumar Sarr yi rek tax nga créé mouvement ñu bëgg rek nga ñëwal ñu ci loolu ak lan la nga Oumar Sarr wan ak lu mu la jaar ba tax nga créé mouvement boobu. dëgg la ma sœur nekkuma woon Dagana man daanaka benn laa màggee def naa benn 25 ans mais luñ naan boo tukkee lu mu yàgg nga war a gestuwaat sa ginnaaw ndax aventure du continuellement ndax kàttan gi ñu amoon bu ñuy dem xëy na amatuñu ko woon te bu ñuy dem boobu jeune lañu léegi ñibbisi nañu toog pour fas yéene uuf suñu njaboot te fu ñu dëkk dañ naan bay si sawewu tànk te fan la ñu dëkk mooy Dagana ndax fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee donc ma ñibbisi Dagana ñëw toog ubbi sama boutique xool xam ne Oumar Sarr rek moo fi nekk keneen nekku fi ndax Oumar Sarr wax dëgg yàlla musuma defal dara malgré que sama nijaay la nag yaayam rek la sama yaay am ci bàjjan mais muy defal doomu Dagana yi la nga xamante ne macha allah ndax bari na ñu fi yóbbu màgg bari na ñu fi dee tey Oumar Sarr leen dëj bari na ñi nga xamante ne tey moo leen génte bari na ñi nga xam ni bari na sutura yi nga xamante ne tey Oumar Sarr moo ko def biir Dagana donc ma xam ne tey su ma jàppalee Oumar Sarr rek moom laa war a jàppale ndax mooy sama mbokk mooy sama deret ma xool xam ni Seni Meng jàmbaaru fàqatëdd la ma dem seeti ko ni ko Seyni dégg naa ni dara ñoro la lu dul Oumar Sarr
ndax da nga xar sa xol bi dugal ci Omar Sarr bugguloo benn yoon defetu Omar Sarr bu doon sa sago da ngay gunge Omar Sarr ba 2024 ba ñu dem présidentiel man dama bëgg a samp mouvement dama bëgg a politique te yow laa bëgg a jiital ñu topp sa ginnaaw ndax boo amul jiitu wéeruwaay da ngay yomb bu max te comme miinuma Dagana 100% malgré que fi laa juddoo moom mu xamal ma ni man duma politicien man mën naa jàppale Omar Sarr te képp ku bëgg Omar Sarr bëgg laa ne ndax man Omar Sarr rek moo ma ñor mais duma politicien ma ne ko mais léegi jiitul ñun ñu topp sa ginnaaw donc noonu laa jiitalee Seyni Mbengue mu doon suñu leader doon suñu président mouvement ñu koy wax mouvement Seyni Mbengue jàppale Omar Sarr rek ko ñor laneen ñoru ko Seyni bëgg def tout possible ba nga xamante ne Dagana gi opposition dootu fi am bëgg ñëpp ña nga xamante ne wanoon nañu tey Omar Sarr ginnaaw mu delloo si waat leen ci wetu Omar Sarr ba nga xamante ne Dagana fii Omar Sarr 100% la fi am waaye du fi am 90 ni 95 loolu ñu si dugal. waaw kon distinction bi comme ni mu leen ko waxee léegi les 4 maires champions du département de Dagana bërki démb vendredi waa réseau Siggil Jigéen depuis mën naa ni juróomi at a ngi nii ñu doon liggéey ensemble ci li nga xamante ni moo di santé mère enfant donc ñoom ñu gis ni wax dëgg yàlla ñun am na taxawaay boo xamante ni am nañ ko ci askan wi par rapport ak activités yi donc ñu doon primer barki dem ba vendredi ñu nekk 4 maires muy man di bokkal di Mbaan ak maire Rosso donc ñun ñeent lañ doon primer au niveau de Richard Toll réseau Siggil Jigéen ñëw jox ñu distinction bi ñu jëlaat ko delloowaat ko askan wi parce que le maire la ak tout le conseil municipal parce que aujourd'hui dafay nekk loo xamante ni sax dama ci sukkandikuwaale pour remercier le bureau municipal remercier le conseil municipal parce que tey ñun mënuñu dara su fekkoon ni dañuy am yéene am lu ñu bëgg a def te équipe bi àndandoowul ak ñun dara du fa baax mais yàlla suturaal nañu alhamdulilah rabbil alamin conseil bi dafay suivre à chaque fois donc lii ñun dañ leen koy delloo di leen ko jagleel parce que ñoom moom seen alal askan wi moo ko moom te askan wi jaral na lu nekk. est-ce que du li ñu tëral parité de la femme moom moo tax distinction yi tey ñu créé ko wala. waaw ñun dañuy sant yàlla damay wax naan ñun dañu jiital parité avant parité di egsi parce que man en 2002 laa nekk 96 laa dugg mairie nekk présidente commission environnement. 96 donc en 2002 bi ma ñëwee ñu def ma 2e adjointe au maire 2009 ma ñëw nekk première adjointe au maire donc moi je crois que ni ñun commencé nañu parité avant parité Oumar dafa joxe exemple avant même Sénégal di ko jël waaw jaajëf. bi ma demee waalo dem naa ba Dagana. président Macky Sall la jox loo mérité la mais ñuy ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaaru président ci yow parce que xam nañ ni tu es un travailleur entouré de travailleurs kon yàlla na la yàlla jàppale.